Amis chers fidèles téléspectateurs de Sénégal 7 nuyu nañ leen kenn ku nekk sa tur ak sa sant mbégteeg bànneex la ñu am tout le temps di jàkkaarloo waat ak yéen histoire de vous faire plaisir na xam nañ li nga xamante ni moom ngeen ñu ëmbal du lenn lu dul amour boo xamante ni c'est incontournable ba tax na toujours ñu leen koy delloo ba ngeen am bonheur di ko yendoo maa ngeen koy maanaam passé ko ci soirée bi yëpp durant toute la soirée ñëwaat nañ nag ci seen émission bi di cloche nga xamante ni neen nañ foo mënti nekk koo mënti doon ak ci loo mënti yëngu ci kàttanu suñu borom dañ lay invité tey nag ñu am immense honneur ak plaisir di dalal benn ndaanaan buy wuyoo ci turu Oumiya moom lañ ko gën a xamee xale bu dégg xale bu mën a way xale boo xamante ni yàgg naa aw ay ndaanaan du ma def lu dul bàyyi ko rek mu daal di nuyoog internet yi Oumiya nuyu naa la. maa ngi lay fay caat di la bëggee ci jàmm maa ngi ci jàmm alhamdulilah baax na. merci wax ngeen ko. ati nuyoo ak internet yi nga xamante ne actuellement ñu ngi lay seetaan. en direct via Facebook. ak fi nga xamante ni mooy YouTube. salaamaaleykum mbokk yi. maa ngi leen di bëggee di leen ziar. di leen dooleel di leen tey maa ngi fii si émission caat bi. ak cloche. jeex na ah du yomb de. mu ngi noonu la cloche a sonné te fi mu sonné du fenn fudul ci Oumiya. une jeune talentueuse boo xamante ni wax dëgg yàlla bi mu dooree li nga xamante ni mooy musique bi c'était en 2004 waaye 2013 la ci gën a yëngatu gën cee wane boppam mais li nga xamante ni moo doon nelaw ci moom gën a yeewu mu nekk nag ndaanaan moom laa leen dalal te j'espère que kontaan ngeen ci fii nag moom ñëpp fi am place. loo mënti def ak koo mënti doon am nga fi place di daal di koy waxtaanee parce que Sénégal 7 c'est la chaîne qui redonne goût à la vie waaye chaîne la boo xamante ni képp koo xamante ni rek jeune talent nga am nga fi place ñu waxtaanee ko. noo gisee loolu kontaan nga ci. kontaan naa trop. kontaan naa trop si émission cloche bi. nice na macha allah gis naa accueillir bi ni ngeen ma accueillir neex na ma. surtout yow Thiat. non kenn du yow aca mi ngi noonu Oumiya moom la ñu dalal tey ci seen émission bii di cloche ñu am honneur ak plaisir comme ni ma ko waxee sànq di ko dalal parce que elle fait partie des jeunes talents yi nga xamante ni li ñu mën di ko bëgg ci seen biir xol ñu ngi koy exploiter te loolu c'est quelque chose boo xamante ni c'est à encourager ndax gis nañ fi ñoo xamante ne am nañ ay ambition am nañ ay bëgg-bëgg mais peut-être amuñu chance. tey jii boo demee tey ba góorgóorlu am loo teg ci marché bi dañ la koy féliciter ak ñi nga àndal ñëpp comme ni ma ko waxee tout à l'heure Oumiya buñ la doon wax yow yaay kan en réalité pour ñi nga xamante ne xamaguñ la lan nga may wax. waaw Oumiya benn jeune talent la. bu bàyyeekoo Guédiawaye amoo 4 d'ailleurs maa ngi leen di nuyu di leen bëggee waa Guédiawaye amoo 456 yéen laa am yéen a ma dooleel. ndeysaan. bon ñu bëgg ma. yaatal ma fi ma nekk gëm tamit musique bi may def. tout à fait tey jii bu ma demee ba toll fii. ñoom la. waa amoo Guédiawaye. maa ngi leen di nuyu. particulièrement nag sama frère bii di Sidi. parce que moom Xalima Pro. moo def clip bi. te fayeeku ma dara sama frère boobu maa ngi koy bëggee lu bari. di ko ziar dinaan ko dundal loo dund doyul. acca mi ngi noonu doomi Guédiawaye la te dafa fier nekk ko tubar fakal la ñu ne noonu la ñuy profité di nuyu ña nga xamante ni ñoom ñëpp ñoo fete diwaanu Guédiawaye waaye comme ni ma ko waxee depuis quand la Oumiya tàmbali def musique wax naa ko c'était en 2004 mais metti woon na bokkoon na ci loo xam seen waa kër bëggoon nañ ko wala yow yaa ko bëggoon personnellement nan la demee woon. waa metti woon na trop mais yàlla daa def dama am parents yu ma ci teel a comprendre. ndeysaan ñu soutenir ma ci. d'ailleurs maa ngi leen di nuyu. de passage papa ça va maman. waa ma nekk jeune nag. parce que musique daf ma teel a dugg. don la bu ma yàlla may jànguma ko fenn. te bas âge mun naa ne jardin sax la ma duggee. topp ma ba nëgë nii. mu yàqal ma nag sama jàng yàqal ma yeneen ak yeneen. ban classe nga arrêté. waa man nag CM2. d'accord mooy classe naanite yi. waa gis nga naanaan yi. en tout cas am na ko fa tudd Djili. Kébé ak Souleymane yow moom yow yaay seen star. Madou. waaw ndeysaan loolu foog na maa ngi leen di bëggee. Djili maa ngi leen di bëggee ñu ngi koy remercier moom it bu baax kooku mooy Youssou. mais dañuy desandi ba tey. danga ma dégg ci say wax tout à l'heure nga ne ma daf la yàqal jàng. daf la yàqal aussi yu bari. loolu est-ce que mën nañ ko xam tuuti ak bi nga ko tàmbalee. seen waa kër d'accord nañ ci wala d'accord nañ ci. si d'accord nañ ci mooy li ma la wax. même mu yàqal la jàng ñu d'accord.
waaw mooy li ma wax duñ ci mën a d'accord à 100%. mais dañu dem ba xam ne lii laa bëgg. mooy sama passion. te it tagguma sama bopp am naa ci tuuti lu ma ci mën. donc ñu bàyyi ma ñun xam nañ ci dara après. ñu bàyyi ñuy maara déggal caat ñu bàyyi ma koy def si laa dem nag seeti Père Ouza sama papa ji baax jooju ma koy nuyu. sama kii tey ci aji sama jaar ci aji ci moom la jógee. ndeysaan mu doon papa ju baax ma dem seeti ko. Père Ouza ay ndaanaan rek lay calibré. waaw mu naa ma mais man jamono ji ma fay dem fekk na moom formetul. mais ndeysaan buggul ma dem parce que moom dafa bëgg xale bu surtout ngay woy am harmonie. mu ne ma fii dama la yéex a gis. mais sa sœur aji moo ngi ñëw moo ngi waaj a génn album. te dama bëgg bu ñëwee nga këral ko. noonu la demee sama jaar ci aji. macha allah mu nekk lu am solo lu nice lu rafet loo xamante ni wax dëgg yàlla ñun xam nañ ci dara dangaa nekk gan nag te xam nga boo nekkee gan dama lay xaw a ganale waaye fii ku ma njëkk a invité rek daf may defal ay mbaar yooyu noonu yëkkati. non boo bëggee dama lay yëkkati. sa instrument yi nga xam nga amu fi. yëkkatil ma xool. tubaar fa kàlla. xas nga ma mel sa bopp. ba mënuma bëgg beneen góor déglu ma yow. dégg li. waa ji daal moom nax na ma ba dem. man mi amoon yaakaar ci moom mi. tas na yaakaar. ndekete yoo du woon waaja. jaat fu ne laa daa toog di ko bégee. waaye li méttiwul. lu ne laa daa def ngir di ko bégal. di nga am ku ko gën. waaye tey jëndee na ma benn jigéen. yow jonga ma war na ma seeti keneen. dégg li dangay am ku ko gën. maa la wax man bala ngaa génn rek am nga ñu taxaw. waa ji daal dem na bàyyi ma. waaye yow li nga ko way daa neex di. gis nga. bu may dégg yenn saa yi ngay way non seulement dinaa ci sentir Titi. dinaa ci sentir Adiouza. dinaa ci sentir ndaanaan yu mën a way yooyu nga xamante ne tubaar fakal la dañ non seulement dañ koo judduwaale. kon daf may jox sensation net rek ne li ngay def non seulement comme ni nga ko waxee bëgg nga ko neex na te internet yi suivre j'espère duñ ma bàyyi ma fen elle a une très belle voix yal na la yàlla defal jàmm mu sax mais ñu ñëw tuuti ci clip bi bala ñoo wax aussi ci ñi nga xamante ni jot nga faa jaar ñu ñëw tuuti ci clip bi parce que actuellement moo génn te comme la cloche a sonné ci clip bi nañu waxtaanee tuuti clip bi nan la demee woon metti woon na est-ce que amoon nga ci jàppale bi war. waa kon ni ma la ko waxee sànq yaa ngi gis may remercier sama frère boobu di Sidi. ndeysaan moom nga àndal. non àndaluma ak moom. en fait foofu dinañ fa ñëw ki ma àndal. déggal li waaw bëgg naa loolu. xam nga dama dëkk Géejawaay. ñi gëm sama talent ndeysaan. tey jii mën naa ne ñoom dañoo baax rek bëgg Oumiya mais Oumiya deful lu tax ñoom ñu koy jàppale. ndeysaan. bon metti woon na trop au début. ku ne xam na ne nga nekk jeune talent. dara nekkagu fi kenn xamagu la. moo ngi noonu dafa metti moyen amul. nga bëgg yenn yi am gëm-gëmam. donc il a fallu sama frère boobu tombeex moom tamit mu ubbi Halima Pro. ndeysaan moom moo ma defal clip bi. te yàlla rek tax ñi def ko nag ak xol. defar ko ba mu nice ba tax tey fu ma tourné ñu gis Oumiya. mu doon clip bu nice. bu set non dafa rafet ku ko xool xam ne les images xol rek moo ko defar ma koy jaajëfal. di ko remercier bu baax di ko ne mënuma sax wax ci moom. yàlla laa koy bàyyee li ci kanam raw li bët te dina gis. borom bët bu rëy bu la ko teewalee rek nga kontaan. dootoo amati dara lu la metti ci clip bi ba tey la ñuy desandi. ñu gis ne comme ni nga ko waxee habillage yi rafet na. cadre bi normal na. et je sens nettement que c'est des caméras professionnelles ñoo la tiim. parce que image yi da koy montrer. mais ñu gis ci sa côté port vestimentaire aussi. am nga benn robe daal boo xam ne. waaw tubaar fa kàll. waaw robe vax ba daal xóote na nu ne.
waa gis nga robe vax ba moom xam nga rek comme que gars yi clip moom boo koy def il faut nga jaay yenn image yi moo waraloon ñi surtout suñu côté traditionnel ñu ne nañ ci xaw a jël benn vax d'ailleurs may nuyu sama copine bi Pendal Love moo fa jaar moom moo am idée boobu ñu def robe vax bi bon ñu ñëw ko mu nice mais man bëgg naa vax ah parce que c'est l'africanité waaw waaye vax ba nan ko ñawee yaa man daal noonu jaaxal caat yow daal vax bee lay kii noonu déet xeetu ñawu vax bi parce que dafa ci am ñoo xamante ni peut-être mën na la bañ a dal peut-être da nga bëggoon a valoriser faire valoir sa culture ak vax bi nga xamante ni boo ko waxee rek xel yëpp day dem ci Afrique waaye daf ci am ñoo xamante ni tey bu ñuy def clip dañuy préférer di s'exposer wu est-ce que bokk nga ci ñooñu en fait parce que comme ni ma ko waxee mën na bañ a nekk exprès parce que ñu ci bëri bi clip bi génnee ñoom poitrine bi lañ doon wax mais exactement yow ànd nga ci thèse boobu nga xamante ni ñenn ñi bu ñu bëggee génn dañuy faire valoir seen yenn partie en fait non ànduma ci sax ànduma ci parce que du yoon sax ngay valoriser sa corps comme ça surtout tamit nga marié mais ndeysaan dama am jëkkër joo xam ne dañu bokk li ñuy def ndeysaan muy aar bi mu comprendre na si ba ci clip bi sax mun naa ne dama xawoon am tuuti jeune mais moom mooy firiloo naan ma kott ko moom waa ji ma defal clip bi naan ma def ko nii di sama jëkkër muy Moussa Ba de dépassement moom mooy àndal mënoon nga ba ngay tàmbali nag mënoon ngaa wax ma monsieur Nangam waaw ndeysaan mu nekk lu nice comme ni ngeen ko gisee c'était pas quelque chose boo xamante ni c'était nu mu tuddati volontaire wala pour s'exposer ou quelque chose d'autre mais c'était juste pour c'était juste pour mettre en valeur li nga xamante ni mooy tenue bi pour ceux qui commentaient ci côté ci sa port vestimentaire boobu moo tax ma bëggoon ñu waxtaan ci tuuti mais bu loolu génnee da nga ne dangaa jaar ci ñaari ndaanaan lañ leen mën a woowee parce que ñu ngi prouver aussi te ñu ngi ci art bi muy Adiouza ak Queen Biz ñoom ba tey yaa ngi ci ñoom wala actuellement da nga def recul pour concentrer wu ci album bi waa actuellement nag nekkatuma ci ñoom kon li nga wax dama def recul pour jooboon sama album jooboon sama carrière d'accord moo taxoon ma def recul mais teewul ñoo ngi sekk jàmm ñoo ngi déggante nice ci album bi yenn saa yi ça vous arrive nga toog ba ci yàgg contacter leen am leen loo leen wan pour ñu xoolal la wala nga dem seeti leen yaa ngi ko doon def ci clip bi ba mu génnee waa dem naa ba ci père jox ko père Ouza mais jamono jooju may dem ci père di ko jox père fekkuma fa Adiouza mais def na lu nice def na benn geste bu nice woo na ma wax naa man lu rafet d'accord waaw ndeysaan Adiouza dafa nekk nit bu baax moom tamit nit bu gentil Queen bi waa Queen tamit sama sister la maax moom dañoo yàgg du tey jamonoy 2013 la ndeysaan dañoo yàgg moom maax moom du tey ndeysaan moom tamit yenn saa yaa ngi koy côtoyer waaw donc gëj nañ déggante parce que moom déjà du fi toog lu bari d'accord mais maa ngi koy béggee lu bari ndeysaan du ñàkk après dinañ moom wax na ci clip bi non waaw moom tamit wax na ci lu nice nee na nice la jeex na ata mi ngi noonu loolu mooy li nga xamante ni mooy relation bu rafet boo ko garder ak ñi nga xamante ni ñooy say aîné toujours atu lay doon ci yow mi nga xamante ni ku bees nga wala yow mi nga xamante ni yaa ngi ci soogay dugg ndax ni ko mag ñi waxee ki la jiitu ci nekk toujours moo lay wax fi lampe bi féete kon yàlla na la yàlla defal jàmm yokk carrière bi sànq nag nga junj fu baax ci sa borom kër mu nekk ku la épaulé comme ni nga ko waxee ku la jàppale ci art bi mais yenn saa yi du toog ba ci yàgg mu xaw fii rek yooyu noonu doo ko ci sentir non jamais wala ma ko benn yoon te nëbbaloo ko maag yow rek non nëbbaloo ma ko télé taxul may wax kii taxul may wax micro taxul may wax damay wax rek te yàlla tax d'accord jëkkër ju ma soutenir la sama carrière ndeysaan parce que dañu bokk li ñuy def moom bassiste la moo ma guitare son bi moo fa jaar moo tax mu neex waaye waa ak yéena la moo ngi noonu dama koy ñaanal rek moom tamit mu dund ba yàlla lafal ñu cat ba li ñu bëgg ci aar bi ñu am ko teral ci ndey teral ci baay ak képp ku ci xaj loolu donc la ñu ñaan ndeysaan amiin yàlla na ko yàlla def au-delà de musique bi ngay def ban genre la ñu bëgg a xam avant ñuy sax ñëw ci sa beneen question bi ban genre musique la Oumy di def ban genre musique ak yan musique la ñu mën a xaar ci kàttanu yàlla ci album bi di waaj a ñëw waa ak Oumy moom surprise yi dina bari lool mélodie yi daal dina sakkan
parce que Oumiya moom xalaatal ne fu ne dina ko fa leer. mais lan ak lan nga ñu composé ci clip bi nii génn. bon afro. bi afro mbalax la. afro mbalax afro beat. d'accord mooy bi xew temps yi. xam nga rek waaw ñi xale yi jël nañ ko dañuy xewandoo. mooy noonu afro beat bi. mbalax waaw. mais Oumiya moom ngi ci mbalax bi. tey su ma bëggoon nga wool ma léegi Yandé Codou Sène defal ma benn genre eeru Yandé Codou Sène. wala Kiné Lam. wala Fatou Guewel. waaw. tànn ci ñett ñi topp sa ndaw lu ñaaw la. déggal ba kenn dañ koy teel. ndeysaan. ndaw a ngi ci yoonam di daw di ñëw topp sa ndaw lu ñaaw la. topp sa ndaw lu ñaaw la. ndeysaan. ba kenn dañ koy teel. ndaw a ngi ci yoonam di daw di ñëw topp sa ndaw lu ñaaw la. walaay sama ñaar dikkati na. la ma mënoo dematina. sama ñeent fukki at dikkati na. la ma mënoo dematina. alal bi la yàlla joxoon da kay nangu dénkaane la. taar ba la yàlla mayoon da kay nangu dénkaane la. topp sa ndaw lu ñaaw la. ba kenn dañ koy teere. ndama ngi ci yoonam di daw di ñëw topp sa ndaw lu ñaaw la. bëgg naa ni xam naa sama yaa Fatou Guewel yaram baa nga yëngu fi ñu toll nii waaye yàlla na jàmm yàgg nii la xam nga ñooñu dañ fee way te surtout ci loolu laay pëttaxloo laaj la ñu doon way loo xam day éduquer ñu doon way loo xamante ni day defaraat doomu aadama ki tey jii xoolal li mu wax topp sa ndaw lu ñaaw la muy indiwaat nit ki ci société bi di ko xamalaat ay gëm-gëmam ay vertu am li nga xam dafa bokk ci moom tey Oumiya c'est vrai que bi allo la tuddoon c'était quelque chose boo xamante ni c'était réservé pour vos fans mais est-ce que mën nañoo xaar genre yu mel noonu ci biir album bi nga xamante ci kàttanu yàlla dina ñëw bu soobee yàlla bu baax am nañ ci parce que mooy li ma la wax way bu yeetewul yarul jidewul ay naxaate la Papa Thione waxoon na ko mu ngi noonu te man dama préférer samay son dama ciy woy loo xamante bu ko nit dégloo rek bu ci jëlewul dara dina am feneen foo xam ne dina yóbbu na ko fa moo ngi noonu tout à fait li nga wax tamit ci sama yaay yi maa ngi leen di nuyu ñooñu ay ndaanaan lañu kulli fadre man damay déglu ñëpp man sama problème mooy bàyyi ma kenn atu la man damay déglu américain yi sax loolu laa la wax damay déglu ñëpp ndeysaan même sànq yaa ngi naan sama voix dafa xaw a nduro titi des fois nga dégg ci Adiouza xaaral sax déglu ci ñeneen ñoom daba sëya ñeneen parce que dama amoon habitude di déglu ndaanaan ñëpp ku woy lu neex man soo woy lu neex lu riche dama koy consommer jàng du doy moo ngi noonu jàng du doy te ñoom ay ndaanaan lañu sama yaay Fatou Guewel sama nduroo waale yaay xam naa bés du ñàkk di leen daje sama yaay rek lay nduroo ndeysaan waa di ko bëggee ñoom ay ndaanaan lañ ñoom Kiné Lam ñoom ñëpp dañ daan woy loo xam ne bu ko nit dégloo dañuy nangu ndeysaan te loolu moo fi amatul loolu noonu ndaw yu bari defatuñ ko te man dama ci bëgg a insister que sama album lépp lu ma ci woy rek thème lay doon macha allah mu nekk lu am solo loo xamante ni déjà comme ni ma ko waxee rek allo bi rek tey même bu dee une petite portion de la population sénégalaise surtout les femmes ñoom nga wayal xam nga tey jii nga am sa copain bëgg ko lool mu dem bàyyi la thème la si moo ngi noonu mais xaw ñoo tojal tuuti clip bi parce que def nga thème bi mais yow naqar da nga doon way parce que da nga am regret par la suite avant way bi di jeex amoon na jubóo wala non ba tey amul jubóo waa ji nax na ma dem ndax na ma dem daal supposons que tey jii da nga gis cas bi et que yàlla dogal na ne metti lu nga ko metti na la mais côté xale bu jigéen bi lan nga koy conseiller waa mu muñ góorgóorlu xam ne trop tard dina gis leneen loo xamante ne ndeysaan day fàtte sax métit ba woon ndeysaan waaw na muñ rek ata mi ngi noonu ku xamul li nga yor keneen xam nga raxas ba mu set daal di téye tubaar fakal la ko loolu la conseil bi nga xamante ni moom la Oumiya joxe donc dañuy remercier tey fàttali ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan via Facebook ak notre page YouTube sunu page YouTube du moins Sénégal 7 TV mën nga ñuy seetaan su ko defee ngeen mën a am en exclusivité ki nga xamante ne tey moom laa invité Cloche muy Oumiya moom laa invité tey nag bu ma la
doon laaj nit ku nekk am nga ko bëgg il faut qu'on se dise la vérité. artistes yi nga xamante ni ñu mag ñi lañ xam naa yaay yi moom ñëpp ngay choisir. mais génération d'actuelle bi. kan moo la ciy daane. waa ñi ma ciy daaneel bëri na. parce que sànq mooy li ma la doon wax rek man képp ku wëy lu neex. mais am nga ko ci gën a bëgg nag arrêté si am na duma ko ragal a wax ok Yoro Ndiaye sama idole la. dama ko yàgg sentir. waykat nga nag. te sentir naa dafa mën a way. ndaanaan la. ndaanaan pire. sentir naa def dara ak moom. Yoro Ndiaye incha allah sama idole la benn featuring. ban way nga jàpp ci moom ba mu dugg la dëggantaan wala way bi nga tax nga bëgg ko. wayam yi bari na. parce que man dama koy dégg. wuyu ma belle bella. wuyu ma belle bella. wuyu ma man yow laa yéene séddër yow. samay guddi ak samay bëccëg yi gën ne man yow laa yéene fekk yow samay guddi ak samay bëccëg yu gën ne wuyu ma bella say du caaxaane maa la wax sama waay tàndal man bëgg naa yi daal kooku Yoro Ndiaye moom Souleymane gi daal ak Jili ak ñoom Kébé ndeysaan waaye man neex bi daal maa ko yëg yéen yëgoo leen ko en tout cas kontaan nañu bu baax a baax Oumiya lan mooy projet court terme yi actuellement est-ce que ñu ngi lay woo ci yenn jàkkaarloo yi wala yenn saa yi ngay dem ay boîte parce que tamit artiste dafa war a ànd ak communication ak ay sorties est-ce que yaa ngi koy def waa ñoo ngi ci parce que dama am benn chéri boo xam ne ndeysaan ma koy nuyu coucou Awa maa ngi lay bëggee xam naa ma ngi may suivre moom d'ailleurs moo ngi DTV d'accord jaar naa fa ñaari yoon ndeysaan moom moo ko lijjanti woon bon ñoo ngi ci nag ndax moo ngi jàpp ci carrière bi moo ngi dem ci yeneen télé yi mais yaa ma gën a xam gars yi moom mooy loolu daal non nga doon artiste bu bees expliquer ñu comprendre en fait xam nga tey jii boo jëlee sa clip yóbbu ko ci yeneen télé yi ñu war laa jàppale xam ne yow jeune talent nga il faut ñu xaar xam nga rek nga bokkal leen pour ñu mën laa teg te billaay dara nekk fi benn jeune talent la buy doog a génn donc di leen ñaan ni jàpp ci carrière bi parce que dara nekk bu fi ñun ku ñu jàppale rek ñun Sénégal sax dinañ la jàppale ñun dinañ la jàppale mais ñun tamit niñ leen mën a jàppale mooy yenn saay boo leen dugalee seen clip bi xam nga si YouTube moom c'est international ñun duñ gis nga déjà ñun mënuñu ko sax teg direct parce que mën nañu recommander ay droits d'auteur ainsi de suite mais je fais appel à tous les médias ñu jàppale Oumiya parce que elle a une très belle voix ak ñeneen ay sa yeneen morom su ko defee aar bi dañoo yaatu du man dong aar bi dafa metti ñu mën a woy yëpp génn guñu si je te le jure caat ñi mën a woy yëpp génn guñu vraiment man peut-être jéngu naa ba génn ci année 2020 bi te dama ko takkale mais dama jéngu parce que mooy li ma la wax day gën a baax dañoo kostu si aar bi ba sonn donte yàgg na yàggul mais tamit il a fallu que ñu jéngu rek génn si mais day am tawfeex sax parce que affaire yi risqué la qui ne tente rien n'a rien et entrepreneur yëpp tey fi ñu toll c'est parce que dañoo perdre ba sonn dañoo daanu ba sonn mais expérience la doon ci ñoom plus que tu vis plus que ngay am expérience boo xamante ni daf lay dimbali et ça se transforme comme benn force boo xamante ni dafay indomptable yal na la yàlla defal tawfeex wax ma projet long terme yi album bi nga xamante ni kàttanu yàlla mën nañ koo am ci 2021 bi yàlla dafa fekk ñëpp kenn bañ a manqué ñu dégloo ci voix bu neex bi tubaab amiin Thiat incha allah album bi mun nañ ko xaar que ne 2020 parce que ñun li ñuy xaar mooy producteur bu ci jàpp parce que art bi dafa metti boo amul ku la jàppale rek doo dem tout à fait surtout nag mooy li may wax rek surtout nga nekk jigéen tamit dafa metti surtout nga marié duñ la mën a colaas waaw moo ngi noonu dafa metti ay wokk du ci am dafa metti yooyu da ci am gis nga mosoo ci dund expérience waaw dund naa ko ci mais xam nga boo doonee bañkat am nu mu na demee yenn yoo woon xam ne tuuti rek nu mu demee woon non loolu yàgg na parce que temps boobu maa ngi fréquenté studio xam nga rek gars yi ku nekk day bëgg a ñëw kalañaat te man moom nekkuma ci yooyu
nekkuma ci yooyu mi ngi noonu kàttanu sunu borom comme ni mu ko waxee rek mën nañoo xaar li nga xamante ni mooy album bi ci 2021 bi yal na la yàlla boole koo xamante ni dama koy mën a woowee sa ange gardien mu jàppale la album bi génn ñun nag xanaa Sénégal 7 dinañ xaar sunu boson day leer Sénégal 7 kay xam nga ne yéen maax yéen a far kon mi ngi noonu yal na la yàlla defal tawfeex yàlla defal la yàgg yokk tekki jariñu ci barke Serigne Touba yeggal leen la sa yoon bi parce que nag man dama bëgg ko am jom amiin Sénégal daal da ngay waa gis nga femme battante waaw mi ngi noonu yal na la ci yàlla defal tawfeex amiin da ngay tàggu ñi nga xamante ne nag ñoo lay seetaan waaw su ko defee nag daal di leen di remercier parce que boobu ba tey ñu ngi toog di la seetaan waaw lu leer la maa ngi nuyu samay mbokk di nuyu sama waa famille di leen bégee et man sama staff dafa yaatu sama staff samay mbokk la sama staff samay xarit lañu surtout Penda Love waaw xaritu démb parce que ñoo bokkoon classe no Penda moo jaar ci habillement bi ma koy bégee lu bari mooy Penda Baye Love bopp bi ku ci jaar waa bopp bi sama cousine Nabou Ndiaye moo fa jaar moom it di ko bégee lu bari waa gis nga sa doom baay la di nuyu si di lay encore une fois di ko jaajëfal di nuyu sama jëkkër ji ma àndal di ko ñaanal moom danga koy wayal benn way bu neex moom ngay tëjee may ma tuuti ma tàggoo way bu neex nga koy tëjalee déggal loolu waaw mi ngi doon acca ba tey ñu ci desa jëlal sa temps sa émission la ñuy remercier te foog ma wéyal ko daal monsieur mën ta ñàkk nag monsieur ke wala kon nga wayal ma waaw ba tey bàyyi bu wér monsieur moo gën de acca mi ngi doon chers fidèles internautes kontaanoon nañ bu baax a baax ki nga xamante ni moom laa dalaloon du kenn ku dul Oumia mi nga xamante ni wax dëgg yàlla gis ngeen ko tungu ne du teew muy ñuy nataal elle a une très belle voix ñu ngi ñaan rek képp koo xamante ni gis na ko à travers Sénégal 7 mu jàppale ko te jàppale ko bu baax a baax ndax li nga xamante ni moo nekk ci moom mu génne ko ndax dama naan quand il y a la passion comme j'ai l'habitude de dire rien n'est programmé rien n'est calculé tout se fait naturellement kon yal na leen yàlla jàppale seen yoon daal di yegg ci jàmm nii lay demee sa lii di cloche kenn ku nekk am na fi place ñu toog waxtaani enjoy parce que Sénégal 7 c'est la chaîne qui redéfinit les émotions ma lay remercier yow tamit fàtte naa loolu déet garaawut man yow ñoo fa yow ku baax ki ñàkk ci ñaan gis ma rek mel ni ku ma xam ay at loolu ku ñàkk ci ñaan a koy def ma lay jaajëfal bu baax yow tam li nga bëgg sa carrière bi yàlla defal la ko li nga bëgg fii ci Afrique ci Sénégal 7 yàlla may la ko yëkkati la fu kawe ba keroog télé bi di ñëw waaw dégg nga lii ci kàttanu sunu borom yàlla da koy def ci bàcc Serigne Touba noonu la ñuy remercier bu baax sunu technique yi ñi techniciens yi nga xamante ñoo nekk ci ginnaaw ci mel ni Youssou Djili Souleymane Kébé ñoom ñëpp ñu ngi leen di kontaane di leen ñaanal bu baax a baax yàlla yokk liggéey bi te liñ ci bëgg yàlla na leen ko yàlla def Serigne Touba Mbacké aca woyalal monsieur Gaaw ñu daal di koy tëjee en beauté yaa ma jàppale man bég naa ci yow loolu su dul woon yow kon tey kenn du dégg li ba nga génne ba léegi lu ne yaa ngi koy def ngir jàppale ma monsieur Ba sama jëkkër ju ñaaw ji dundal amin di ko jaajëfal amin portez-vous bien, passez une excellente fin de soirée. nii la émission cloche du jeex toujours am na ko fi am place ci kàttanu sunu borom ñu waxtaanee ko peace and love et gros bisous à vous. Ciao, merci.